xibaar yi dañ koy tàmbale ak président de la république mu demoon jàlle ji njabootub Iba Der Thiam nag nee nañu université bu Thiès léegi daal université Iba Der Thiam la ñu ko tuddee. Iba Der Thiam nekkoon fi ministre de l'éducation nationale ci jamonoy Abdou Diouf ñu fàttali ko rek moom mi génn àdduna ci aljuma bi ñu génn fii ci Ndakaaru ñu desandek palais présidentiel di artu ministre yi ci passation de service yi nga xamee ni ña nga koy amal war nañu ko amal ci ay bés yi ñuy dugg nee nañu daal liñ ci laaj mooy sobriété maanaam yenn yi folklore biñ ci boole ñu wàññi ko ngir rek respecter citoyen agent public yi nga xamee ni dañu ko war a jox état service de communication bu pale nag ñoom ñoo génne communiqué bu ni mel ñu wax ci doxum ñaxtu askan wi nekk ca ñagis ñoom daal suuf sa nga xamee ni la ñuy saaxee seen i dëkk la ñu bëgg ñu dakkal ko ak tamit ñeent ci ñoom ñoo xamee ni ñeenti weer ba léegi ña nga leen teg loxo ca kaso ñu teewlu ci reportage Boubacar Dias. sama suuf sama bakkan sama suuf sama bakkan sama suuf sama alal. ay njiit yu ñetti organisation bu société civile nekk ci wetu population bu Niaguis ngir dox ñaxtu ci mbedd Ziguinchor yi ndaxte nee nañu dañuy protéger lépp luy suuf ci commune bu Niaguis contre ñi koy àkki moo di ko jaayaat. dama ne depuis ñetti at ñun waa Niaguis nelawuñu ñun waa Niaguis yandooruñu ñun waa Niaguis sonn nañu ñun waa Niaguis damm nañu ñun waa Niaguis tàyyi nañu. waaye à partir d'aujourd'hui yéen itam dootoo leen am jàmm sous-préfet de Niaguis dootoo am jàmm tant qu'il n'y aura pas de justice préfet de Ziguinchor dootoo am jàmm tant qu'il n'y aura pas justice pour ceux de Niaguis gouverneur de Ziguinchor dootoo am jàmm tant qu'il n'y aura pas justice pour les populations de Niaguis. ñaxtukat yi di exiger ñu libérer ñeent ci ñoom ñi nga xamante ni caabi moo leen féetagum gannaaw ndaxte dañu bokk ci seen lutte bi. parce que ce sont des résistants suñu ñeenti doom yi ngeen jàpp parce que ce sont des résistants fonciers. parce que ce sont des démocrates fonciers ngeen bàyyi leen ci nu mu gën a gaawee ndaxte bu ngeen leen bàyyiwul tey marche bi fii la jeexee waaye suba marche bi maison d'arrêt et de correction lay ci. libéré Abdou. libéré Benoît. libéré Henri. libéré Idrissa. ñaxtukat yi ne gouvernement bi warul négliger benn yoon lépp luy coowal suuf ci Casamance ndaxte ñëpp xam nañu ni conflit bu nekk ci biir la diwaan coowal suuf moo ko jur. président Macky Sall nag la ñuy wax histoire justice et paix la ñu wax ñàkk justice moo tax conflit Casamance bi juddu jafe-jafe suuf bokk na ci li tax conflit Casamance bi juddu kon ngir yàlla ñun jàmm la. lépp luy dëkk kaw yu nekk ci commune bu Niaguis daanaka am nañu représentant ci biir les marches. ñu wax ci toogaanu ñaxtu askan wi nekk fële ca Ndombolox nekk ci arrondissement bu Mérina Dakhar ñoom daal seen maire bay wuyoo Modou Fall daal la ñu jiiñ ni ñeenti hectares ak genn wàll jox ab promoteur privé Fatou mi ngi ree waaye du Modou Fall bi toog sama wet nag waaye maire bi bañ na ko ni suuf soosu ci domaine national bokk ci leeral ñu teewlu ci Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. bu kenn laal suñuy suuf loolee di yuuxu ko wàllu askan wi di dëkk fii ci Ndombolox nekk ci commune ab Koul ñu daje woon ci penc mu mag bi doon naxarlu lu toll ci ñeenti hectares ak genn wàll ci suuf ne nag maire ab Koul moo ko fas yéene jox ab promoteur privé. commune Koul bi yëpp li ñu wër lépp ñu xam ne suuf si ñuy xeex politique taxul. Modou Fall monsieur le maire bu Koul moo tax ñuy jooy ndax jël na suñ suuf ci foqati ci doole. suñu parti maan la jël ñoo ko moom suñu maama ci doon liggéey ba xëy faatu suñu bàyyi liggéey ju xëy faatu ñu xëy ci di ci liggéey di ci jariñu 4 hectares 500 man personnellement suñ ma ko joxoon ma wuti bailleur dinaa wut lu indi Ndombolox ñu fiy liggéey ndax xam ni suufus Ndombolox na ko delloo Ndombolox. waa Ndombolox Bassirou Ndiour nee na gàll nañ ci seeni bakkan ba promoteur bii de du dugg ci dëkk bi di jël seeni suuf. ba ñu ci ba ki koy bay reynu bu fekkee état defu ci intervention. maire bu Koul ne nag lii lu wér la ci ab délibération la ñuy joxe suuf si. domaine national la te nag il faut nit ñi xam ne alakuli alen nguur wala réew daa am lu muy doxe ku nekk daa am loo moom. alors que ñaar fukki at ci ginnaaw amul ku fa def dara at mu jot day booy kenn def fa dara ñu dem waxtaan ak ñoom ba d'accord bi ñu ko yóbbu conseil municipal
ak ñu lire lettre bi booba sous-préfet Njatti Baaxum moo fi nekk moom tam bi mu gëstu mu woowaat nu man ak waa Ndombalax sous-préfet ba nu waxtaan naan ba lépp leer mu ne comme nag lépp leer na mu soog ko approuvé. askanu Ndombolox nag ñoom ñëpp nag ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu taxaw ci balaa làmbaay ñaaw nee nañ duñu dellu ginnaaw ne seen suuf yi de duñu ko jox keneen. jeexale ko ci tàggat yaram ak ñaar fukki juróomi jour yi nga xamee ni moom la Aliou Cissé convoqué ci ñetteelu journée éliminatoire CAN 2022 Franck Kanouté Moustapha Nam di ñu bees ci tanière bi nemmeeku nañ ci dellu sepp Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly Aliou Cissé di yaakaar ni mën na am juróom-benni poñ ci ñaari match yooyu ñu teewlu ci Cheikh Sadibou Diarra. ñaari fukki gaynde ak juróom la Aliou Cissé woo ngir seen ñaari jongante ak waa Guinée Bissau mu soxal ñetteel ak ñeenteelu bés yu éliminatoire CAN 2022 sélection bu am ñaar ñu bees di ay milieu de terrain. xale yi ñëw renforcer équipe bi muy Elimane Franck Kanouté xale boo xam ne la Belgique la nekk yàgg na nag buñ ko nekkee di topp di xool ay matcham pour mën ko indi équipe nationale foog naa tey waxtu bi heure bi jot na. Moustapha Nam moom mën naa wax ni que doom ñëpp xam nañ ko fii parce que daaw gagné na fi woon UFOA bi ak groupe bi nga xam ne sëñ Saliou Dia moom la yore woon mu nekk xale boo xam ne Pau la nekkoon bu mu demee bitim réew jógee Pau dem Paris FC tey bu ñu xoolee seen début de saison bi nga xam ne début de saison bu baax la ñoom ñoo jël paie ci championnat Ligue 2 bi te foog naa ni que xale bi nekk foofu di Moustapha Nam am na lu mu ci contribuer. Aliou Cissé bi mën a sukkandikuwaat si Mané ak Koulibaly di am yaakaar groupe bi yokk seen pas-pas ginnaaw seen lajj bi si kanamu Maroc ci jongante xaritoo. perte nañu match boobu foofu mais am na jàngat yu bëri yoo xam ne def nañ ko ci match bi gëm naa ni que dinañu servir pour suñu yeneen prochain match yoo xam ne ñuy ñëw. Sénégal mi jiitu si groupe I bi bëgg na desandi foofu ginnaaw seen jongante ak waa Guinée Bissau. que Sénégal am na juróom-benni poñ donc Guinée Bissau ñetti poñ la am donc pour ñun c'est important que match boobu place au leader bu ñu yore nii tey nii ñaan nañu yàlla ni que après ñaari match yooyu yàlla dina def ni ko ñu continuer nekk numéro 1 ci poule boobu. foog naa tey loolu ñun mooy suñu objectif te waruñu génn ci objectif boobu derby nag comme on dit derby la pare nañu tamit ñun tamit. taxaw jël suñu matukaay pour wane ni que équipe bu mag nañu. match aller Sénégal Guinée Bissau 11 novembre bii lañ ko jàpp ca Thiès retour bi di am ñeenti fan si ginnaaw ca Bissau. jërëjëf Cheikh Sadibou Dia Modou Fall bitim réew élection États-Unis Trump sànq la wax ni gagné na élection yi. sànq kon moom la def déclaration ni gagné na élection yi matul sax. ñuy xaar compte gi di mat ndaxte ci xayma rek gagné na Floride ak yenn yi nga xam te ni ay état clé lañu moom Trump nag moo jël matuwaayam nii gagné na loolee ñu sànq ci résultat yi ñu am jàpp leen ne rek moom ki nga xam te ni moo di Joe Biden moo ko jiitu nag ci grand électeurs yi am 224 muy ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent moom Trump ñaari téeméer ak fukk ak ñett la amoon te nag ci ñoom ñaar ñuy xëccoo ku ci am ci lu tolloo ko ñaari téeméer. ak juróom-ñaar fukk muy 270 ci tubaab ci grand électeur jël nga yooyu la élection dañuy fekki suñu ndaw ba ñu nekkal foofe ci États-Unis muy El Hadj Ndaw El Hadj ñu ngi lay nuyu. El Hadj yaa ngi ñu doon toppal élection yi foofu Trump def na déclaration Joe Biden itam sàkku ci ay ñoñom ne nañu xaar moom mu ngi am yaakaar ba léegi gagné loolee waaye Trump moom nee na mujj na gagné. mën nga dellu si ci mbir yi na mu tëddee foofu ak élection yi. waaw xam nga dafa am loo xam ne ni foog nit ñi xam ko. mooy que ne parti républicain yi dañu nekk ñoo xam ne nii su ma ko mën a waxee mooy dañuy ñëw toujours jàpp ne ñoom élection yi dañ ko war a gagné. li ñu seetlu ci démocrate yi mooy dañu nekk ñoo xam ne ni toujours dañuy jéem a def loolu ñuy wax genre diplomatie et loolu ça ne marche pas avec Donald Trump boo ko seetloo moo tax lu bees loo xam ne nii comme li ñuy wax ne pour mbëgum rey ko moom boo gisee lu ñuul da ngay daw li leen daloon ci Florida avec Al Gore moo tax ren nga teel a gis le candidat démocrate Joe Biden teel a ñëw def sortie boo xam ne nii wax dëgg yàlla bu ñu nangoo la nga xam ne yàgg nañ ko wax nangu woon nañu
élection yi dafa nekk élection yi nga xam ne nii bi Amérique di Amérique ba léegi mosuñu gis turnout bu mel nii plus de 100 millions de personnes yoo xam ne ni génn nañ pour vraiment fal seen président ñu am ci jàngat ak lu mënta xew que démocrate Joe Biden gagné wala Donald Trump gagné li ñu mun a xam mooy que ne nit ñi wane nañ ne ki nga xam ne moo fi nekk kat doyal nañ ci moom mais ñu war a jàpp dara mooy que ne dañu nekk dëkk boo xam ne nii ñu wax ko si dund mooy Donald Trump ñi ànd ak moom dañoo ànd ak moom aveuglement xooluñu ci li nga xam ne nii mooy dëgg wala lu dëgg parce que bu ñu xoolee ku mel ne Donald Trump bi mu jëlee réew mi musuñu woon xalaat ci àddina bi mais ku mel ne Donald Trump dina mus a jiite réew mu mel ne Amérique mais def na ko ci lépp loo xam ne nii mun nañ ko xool ci jaar-jaaram ba mu jotee pour ñu fal ko fal nañ ko parce que dañoo jàppoon ne xëy na Hillary Clinton gënalu leen mais gis nañ ci diggante bi mu taxawee lépp li nga xam ne ni def na ko ci loo xam ne nii kenn mënu ko nangu ci àddina bi boo demee seetloo Donald Trump bi mu ñëwee ba léegi il a des problèmes avec ses alliés muy Europe di Asie et autres mu ngi wax ne carrément moom America First ñu nangul ko mais Amérique dafa jëloon benn leadership boo xam ne ñëpp xam nañ ci gàttal li mu la mën a wax mooy que ne li nga xam ne ni def na ko wane na gagné na c'est simplement parce que xaaruñu woon ñoom le camp démocrate teel a def sortie bi nga xam ne ni c'est normal parce que nangu woon nañ ne élection yi du mel ne la woon am avant 2 heures du matin 3 heures du matin ñu gën ne diw sangam am na 270 yi nga xam ne moom la ñuy xaar. est-ce que li jekk na ci démocratie bu mel ni Amérique quand même ñaari candidats yi résultats yi génn ku ne na yaa gagné. loolu moom ci yenn réew yi lañ ko doon. dañ ko doon nemmeeku. mais Amérique bi mu yàggee ñàkk jekk yàgg na bi mooy li ma la wax sànq rek ñu wax ko sa dund mooy que ne Donald Trump il a rien de gentleman loolu ñoom ñoo ko wax man waxuma ko koo xam ne joxoo cër jigéen joxoo. yow sa bopp rek c'est-à-dire yaa ngi koy dégg sànq suba muy wax ne ñu koy wax noo gisee élection yi ñu ne leen man je sais que ne dinaa gagner parce que perdre moom mënuma ko Donald Trump a toujours été comme ça pour moom il gagne c'est-à-dire moom xamul lu ñuy wax losing moo tax mbir mi ñu seetlu ci ne loo xam ne nii dañ ko doon gis ci third world country maanaam dëkk yu mel ne dëkku Afrique gi demee noonu mooy président bi ñu gagné ko wala mu gagné ñu ne mu ne leen man maa gagné parce que dafa wax lu leer buñ ma gagné du ma ko nangu ba mu mujj dem wax ak ki nga xam ne moo di Joe Biden. kon El Hadj doguñu la. kon ndax bu gagné bu la gagné di nga nangu mu ne c'est à voir. donc pour tontu sa question mooy que ne fi mu toll nii kenn xamewul Amérique c'est ça l'Amérique. mais El Hadj bu ñu xoolee tendance yi am na ñoo xam te ni njort nañ ñi xëy na ni Donald Trump la ñuy tegaat ci boppu réewu États-Unis googu la est-ce que lu discours gi nga xamante ni moom lay tenir moo neex américains yi mooy États-Unis déjà laataa leneen. bon écoute lu mën a nekk la. lu mën a nekk la parce que mooy li ma la wax léegi rek xam nga Covid 19 dafa ñëw démasqué lu bëri ci àddina bi Amérique ci la bokk bu mu bett kenn li ñuy bett kay mooy ñu gis Donald Trump bañ a gagné parce que ñëpp xam nañ ne mooy li ma la wax léegi rek turnout bi le nombre de gens yi nga xam ne ni plus de 100 millions génn loolu dafa am lu muy junj mooy que ne ki fi toog doy la nañ ci moom maintenant ñëwaat ci sa question ça veut simplement dire que ne bu mu bett kenn tamit bu Donald Trump gagné parce que dafa am ñoo xam ne li ñuy wax ci kaw ak li ñuy wax ci suuf du benn c'est-à-dire Donald Trump dafa ñëw pour diviser l'Amérique loolu ñoom ñoo ko wax c'est loolu leer na ñi ànd ak moom tamit ànd ñoo moom leneen lu dul jàpp ne rek moom mooy ki ñu neex te moo fa war a toog mais liñ doon gis tamit c'est ren amatul mooy que ne suñu mbokk ñi minorité bi dañ doon toog croiser les bras loolu amul cette fois-ci gën nañ c'est ma indi lu leer ba ci suñu doomu sénégalais ba ci africains yi parce que léegi 3 générations moo fi nekk génération bi nga xam ne suñu papa yi la woon ñoo ñu fi jiitu woon ak ñi nga xam ne ñëw nañu am fay doom ba ñoom léegi ñoo am fay doom donc gis nañ ne cette fois-ci les Africains sont sortis en majorité donc c'est li nga xam ne nii mën nañ ko ci yaakaar dorénavant mooy que nag la woon wone na africains yi danañ leen jox ci seen et li koy wane mooy ñu ngi ils se retrouvent
ñu ngi jéem a xool li nga xam ne nii bu ñu ko defee lépp lu ñuy defati ñu boole leen ci différence bi rek mooy que ne ñun mënuñu boo xoolee comme Ghana bi ñu def le retour Sénégal tam defoon na ko mais gis nañu léegi noirs américains yu bëri nangu nañ dem jël nationalité quelque part en Afrique mu nekk Ghana wala Sénégal wala feneen. donc li ñu mën a jàngat mooy que ne Donald Trump ak ñi ñoom xam nañ ne élection yi bu ñu ko ñàkkee lu bëri loo xam ne ñoom déjà ñu ngi koy calculer dootu nekk mais les démocrates aussi chance bi ñu am fi mu toll nii mooy que ne ñëpp a jóg taxaw. early vote boobu ñuy wax ñu vote yooyu nga xam ne dañu wax ne dañ ko teel a def mu jaarale ko ci poste bi xam ñoom Trump xam na ne arrangé wu. très bien. moo tax mu ngi jéem lu mu mun pour ñu bañ a xaar loolu mais nag Amérique dëkk yoon la comme ni mu yàggee bëgg lu bëri la jullit bu ñu fi dugg ak yeneen ak yeneen Amérique dëkk yoon la donc bu nekk wala mu nekk di ko li nga xam ne ni moo war a xew dina xew bu dee 270 yi Joe Biden gën a njëkk na am ci moom Donald Trump day dem donc pour loolu tamit ils seront obligés ñu xaar. très bien. El Hadj kon ñu garder la en repérage rek ndax yaa ñuy toppal élection yi xew foofee ci États-Unis fàttali mbokk yi nii résultat yi ñu ngay wéy di wadd waaye jamono ji Joe Biden jiitoogum nag ci wàllu grand électeurs yi li nga xam te ni moo di vote populaire yi également ndaxte am na million yu toftalu ba tey Donald Trump bu fekkee mën nañu am li nga xam te ni moo di déclaration bi mu def sànq yëkkati yi nga xamante ni kàddu yi mu yëkkati moo di moom ñoom gagné nañ élection yi xam naa daañu ci dellu si bu fekkee ni noppi na dañuy dellu si kon ci Afrique wax li fi jot a xew rek Côte d'Ivoire jàpp leen ni këru kii di Konan Bédié di kon njiitu opposition bi moom nag rek la takk der yi daal di dem wër ngir teg ko loxo gannaaw kon nit ne dafa bañ rek li nga xam te ni mooy tabaat gi ñu tabaat kii di Alassane Dramane Ouattara communauté yi nag yu ci mel ni CEDEAO Union africaine ak Nations Unies ñoom daal di ñuy xaatim ab communiqué wax rek ni kon ne ci ku ne rek sotti jàmm waaye gouvernement Ouattara la mu toppee li nga xam te ni moo di Konan Bédié moo di ñu ne dafay comploter ci ndoddu ki nga xam te ni moo di njiitu réew moomu di Alassane Dramane Ouattara fàttali ni itam policiers yi tasoon nañu militant ñi nga xam te ni ñoo nekkoon ca buntu kon këru kii di Bédié ngir rek ñaawlu ni wat ya demee nee nañu Ouattara gañewut benn yoon Bédié moomu lay sax moom bu fekkee bañ na ki nga xam te ni rek moom itam candidat la woon ci élection yi di Konan Bertin moom nangu na ndam li nee na urne yi la mu génnee rek moo di Ouattara gagné ñu déglu ko bu fekkee élément bi jàppal itam ñu wéy dem ci présidentielle wu Ouganda foofee waykat bi nga xam te ni xam nañ ko muy Bobi Wine di nag adversaire kii di président ba fa ne Yoweri Museveni moom la ñu teg loxo ni ki kon talaat démb gi gannaaw rek ba mu demee déclaré li nga xam te ni moo di candidat wam ki nekk secrétaire général plateforme bu unité nationale NUP nee na rek boobu dañ ko jàpp teg ko loxo jëlee ko këram ci par force sécurité yi ñoo def lu ni mel ba noppi dugal ko foo xamante ni kenn gisu ko. Algérie la ñuy kon jeexale président ba di Abdelmadjid Tebboune moom daa am wopp gi di coronavirus gannaaw nag bañ ko yóbboo benn ay bés ngi nii ci hôpital bu Allemagne fa lañ ko testé mu am doomu jàngoro ji waaye nee nañu li nga xam te ni mooy di wér-gu-yaramam mu ngay tan loolee nag kon waa présidence xamle ko fàttali ni njiitu réewu Algérie googee ngi toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñeent moom nag rek dañ ko beroon benn ay bés ngi nii gannaaw kon ba mu laaleeg ñi nga xam te ni am nañ doomu jàngoro ji Cheikh Tidiane Diaw xibaar yi biti réew yi bu fekkee ni États-Unis jàpp na ci déclaration Trump bi ñu wéyal ko bu jàpput nag ñu wéyal waxtaan rek suñu gan. dinañ ko am incha allah. nga présenté ko. voilà waaw xam naa ne wax nga quintessence bi Trump nee na gagné na te nee na nañu arrêté. décompte voix yi te dina ko jébal waa Cour suprême pour ñu joxe ndogal loolu. dinañ ci ñëwaat léegi jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw ak Modou Fall da ngay desandi ak ñun ñu wéyal info du matin